dañuy wax ne PSE dafa amoon ay xayma yoo xamante ne defoon na ko ci wàllu pàcc bi nga xamante ne moom lañ yor muy wàllu dëkkuwaay yi dañu xooloon d'abord bi ñu saytoo dañu xool ne am na téeméer ak juróom fukki junni ci ay dëkkuwaay yoo xamante ne lim boobu mooy li nga xamante ne bu ñu ko amoon jàpp nañ ne ñi war a am kër ñëpp daanu am kër mais ci biir Ndakaaru ak li ko wër ba taxoon na xëy na ñoom ci foofu la ñu nattee woon li nga xamante ne moom la ñu sasoon société yi yëngu ci wàll wi loolu boo ko xaymaa mooy ci fukki at mooy at mu ne war ngaa mën a tabax fukk ak juróomi junni ci ay kër ngir ñu dugal ko ci biir parc immobilier bi comme ni ñu koy waxee waaye xam nga loolu mënoo koo sas SICAP ak SNHLM kese ndax loolu mënuñu ko moo tax ñu nit dañoo kontaanoon ci bi nga xamante ne dañu boole privé yi mooy yeneen sociétés yoo xamante ne mën nañ jàpp ne sa suñu ay wujj lañ waaye objectif bi nekkoon na objectif bu important bu nga xamante ne dañ ciy woo société immobilière publique yi muy SICAP ak SNHLM waaye woo ci tamit société de promotion immobilière privée yi boo ko xoolee baax a baax sax société de promotion immobilière privée yi ñoom la ñu gën a jàppale que SNHLM ndax ñoom ak SICAP ndax ñoom am na lu ñu defoon ba noppi tax na aussi am na ay zone yoo xamante ne état bi daf ko gën a ubbi ko fa nag def ci ay xéewal pour tabax bi mën a gaaw boo xoolee tey Diamniadio sociétés yi ñi ngi yëngatu bu baax a baax pour dugg ci objectif boobu waaye terewul SNHLM moom maanaam wéy ci mëninam te mëninam moo doon jël espace yu mag fexe nu ñu fay tabaxee ay kër waaye fexe tamit ñi nga xamante ne dañoo bëgg a tabaxal seen bopp ñu mën leen jox ay terrain yoo xamante ne ndox mi dana ñëw courant bi ñëw ñu mën a am assainissement minimum pour que ñoom it ñu mën a tabax seeni kër te loolu yëpp dañ ko war a dugal ci unité d'habitation yi nga xamante ne moom la ñu soxla ba tax na tey Ndakaaru li tax muy wëlbatiku jëm Diamniadio ak biir réew mi c'est parce que Ndakaaru dafa fat suuf amatu fi faaw ngay tabax ci kaw donc fii ñun ay projet immeuble rek lañ fi am Fass nga xamante ne daanaka ñun ñoo ko tabax ba mu mat am nañ fa projet immeuble yu gudd bu jëm 8 étages yoo xamante ne jamono bii mi ngi avancé projet yu mel noonu am nañ ko fii Gibraltar parce que ñetti immeuble am nañ fi mais am nañ ci benn boo xamante ne sax ay bureau rek lay jëriñ ndax unité d'habitation rek doyul faaw aussi sociétés yi ñoom it ñu am fu ñu leen dugal parce que loolu yëpp mixité fonctionnelle la dafa am solo waaye tey ñun sorewuñu Diamniadio ndax jàpp naa ne avant pôle urbain de Diamniadio SNHLM jiitu na Diamniadio waaye wet gi nga xamante ne moo féetoo port boobu ñuy wax port minéralier bu Bargny foofu amoon nañ fa 150 hectares yu nga xamante ne jotoon nañ faa def sax limu aménagement bu baax bu ñu doon pare attribué muy ñaari junni ak ñaar téeméer ci ay terrain yoo xamante ne ñu ngi ko doon pare jébal sénégalais yi waaye yàlla dafa am yoon bu waroon aw foofu noonu ñu exproprier ñu maanaam état teg loxoom ci benn partie wu assiette bi war ñoo dàmp donc mu tax ñu perte lu tolloog daanaka 800 parcelles waaye terewul joxe nañ ci daanaka lim boo xamante ne tey jii nii mën naa toll ci junni ak ñeenti téeméer woo jëm juróomi téeméer alors ñu continuer aussi ci njaxiraat kon ñun comprendre woon nañ ne aujourd'hui dëkkuwaay yi dafa war a génn Ndakaaru Njaay jëm wetu Bambilor donc jëm booru Thiès ci triangle Dakar Mbour Thiès boobu ñuy wax moo taxoon SNHLM amoon titre foncier bu ñuy wax 1107 bu nekk njaxiraat boo xamante ni 67 hectares la ndonte amoon na ay lënt tuuti fi nga xamante ne yàlla def na war nañ faa mën a commencer ñu door fa première phase bi nga xamante ne ci junni logement yi ñu bëgg a defar ñetti téeméer yi door nañ ko ba nga xamante ne clients yi aussi ñoom it ñi ngi ñëw di dugal seen xaalis pour mën a am ci dëkkuwaay yooyu waaye foofu ay kër la kër classique maanaam cité HLM lañ fay def muy cité des Corosols boo ko xoolee aussi dañu yokkaat suñu taxawaay ci biir réew mi mooy maanaam tey am nañu projet Ziguinchor muy HLM Kenya du projet sax ndax première phase bi réceptionné nañ ko ba pare genn wàllu kër yi nga xamante ne moom lañ fa def lim bi toll ci téeméer ak lu topp te leneen li aussi ma ngay avancé même bu fekkee ne ñi ngi waxtaan ak collectif bi parce que dafa am ay problème mu accès ak yooyu déggoon ngeen leen je crois ci presse bi waaye ñi ngi ci góorgóorlu Vélingara projet baa ngi daw
Fatick daanaka léegi ñu inauguré ko tëj nañu HLM Bongré ñi ngi pare ubbi HLM Nimzat ci Kaolack tey jii nii Sandiara ñi ngi démarré projet boo xamante ne ñaar téeméeri kër la parce que Sandiara gis ngeen ne que mi ngi suqaliku ak agro industrie bi ak mbay mi ak seen maire boobu nga xamante ne mi ngi yëngatu ci yooyu Sokone def nañ fa benn projet boo xamante ne dañu fa lëkkaloo ak agence de l'économie de l'énergie bu Sénégal ak agence de l'économie de l'énergie française pour mën a tester ay bâtiments yoo xamante ne moom la ñuy wax bâtiment yu am efficacité énergétique maanaam nu ñuy fexee ba nga xamante ne wàllu courant bi ak wàllu énergie bi naka lañ koy utiliser bu baax rationaliser ko ci biir bâtiment yi Ndar tamit ña nga fa ba tey parce que Ngalel nga xamante ne mooy extension wu Ndar tey daanaka ñun ñoo fa gën a taxaw te am nañ fa projet Parcelles Assainies mi ngi dox nit ñaa ngi souscrire waaye tamit am nañ fa projet ñetti téeméeri logement yoo xamante ne juróom fukki yi démarré na ba am na ci yoo xamante ne sax dinañ réceptionné ci bu yàggul dara Thiès gis ngeen aussi ne que amoon nañ fa projet parcelle bu mag boo xamante ne daanaka programme baa ngi bëgg a tëj mais terewul ak ministère bi ñi ngi xool naka la ñuy defee extension bi donc foofu aussi am nañ fa projet bâtiment tey boo xoolee aussi yeneen dëkkuwaay yi projet Parcelles Assainies bu Kébémer ak projet yi nga xamante ne ñu ngi koy waajal diggante Richard Toll ak Matam ak feneen ci biir Sénégal gi yëpp daal ak projet Tamba bi maa ngi ko naroon fàttali nga xamante ne tey jii nii bërki démb la ñu pare étude de sol yi nga xamante ne fii ak ñaari semaine ci le projet 100 logements bi war a démarrer donc dafay wone rek ne que ñu nit bëgguñu concentré wu rek sur Dakar parce que société nationale lañu te que dëkkuwaay yi aussi Sénégal yi yëpp a ko soxla ci wàllu woowu la ñu gën a góorgóorlu. dafa am lu bëri loo xamante ne mooy fi nga xamante ne foofu la état bi war a mën a laal pour que mu mën a am effort ci prix yi maanaam parce que prix dafa am lu nga xamante ne prix wu logement dafa am lu ko constitué suuf si dafa am njëg. li wër suuf si dafa am njëg maanaam bu fekkee ne da ngay jël wàllu ndox mi wàllu courant bi ak wàllu foos yeeg loolu yëpp dafa am njëg boo paree li nga koy tabaxee dafa am njëg te faaw aussi ki koy tabax mu gis ci boppam donc bu dee da nga ko teg TVA bi nga ko teg ko boobu fiscalité mu war a jënd suuf si ba pare war cee génn logement bi du war a mën a yomb ndax faaw rek booy def sa compte d'exploitation da ngay jëlaale yooyu yëpp en compte. SNHLM li taxoon mu am solo mooy que suuf si nga xamante ne moom lañ ko daan jox dafa daan doon suuf su nga xamante ne dañ koy génnee domaine national jox ko moom tam bu ko inscrire mu war a nekk suuf soo xamante ne nii buy dugal ci biir prix bi dina nekk loo xamante ne du diis comme ni mu war a diisee ba pare boole ci dafa amoon ay fonds yoo xamante ne dafa jóge woon ci FAYU muy fonds d'amélioration de l'habitat urbain mais malheureusement moom it dafa mujjoon nekk fonds boo xamante ne dafa mujj dem ba sooxe ba tax na donc sociétés yi ñun comme promoteur immobilier yëpp dañu jël loolu en charge te bu ñu paree ci patrimoine u ONAS lay dugg ak patrimoine u Sénélec ak patrimoine u SONES donc du coup aussi ñu nit foog ñu xool ni ñu ci dugalee xaalis boobu naka lañ ko ciy génnee waaye moo tax réglementation yu bees maanaam tëralin yi nga xamante ne état bi taxaw na ci pour gën a organiser secteur bi muy loi d'orientation sur l'habitat social ak arrêté yi nga xamante ne cadre réglementaire bi nga xamante ne déterminé nañ ko ak nouveau code de l'urbanisme ak dispositif de construction yu bees yi tax na yooyu dana mën a yemb ba nga xamante ne secteur habitat social day doon secteur bu nga xamante ne promoteur bu ciy investir di nga ci mën a gis sa bopp waaye tamit kiy jënd après dana ci mën a gis boppam parce que tey boo xoolee la commission d'agrément des promoteurs immobiliers privés mooy état bi dafay gis ay zones yoo xamante ne daf ko war a aménager comme par exemple Daga Xolpa wala Déni Biram Ndaw wala Noflaay wala yeneen pôle urbain yu nga xamante ne ministère bi moo ko war a xayma bu ñu génnee assiette foncière ba pare pour mën a joxe assiette foncière bi dañuy xool ñu nga xamante ne bëgg nañoo investir yor nañu xaalis bi am nañu capacité bi ñu yóbbul leen fa jox leen ci suuf si bu ko defee ñoom it bu ñuy jaay sénégalais yi ñu mën leen jaay ci prix bu nga xamante ne dana gën a yemb.